والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق الاقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Chers concitoyens, chers collègues journalistes, chers collègues conseillers municipaux, chers collègues maires, mesdames et messieurs, à l'entame de mes propos, je tiens d'abord à louer notre Seigneur, Allah, le Tout-Puissant, et prier ensuite au nom de notre prophète bien-aimé, Seydina Mohammed alayhi salatu wassalam, de nous avoir protégés contre le complot de ce pouvoir autocratique de Macky Sall. Nous tenons également à remercier vivement toute la population de Guédiawaye pour sa solidarité et sa mobilisation sans faille. Les imams, les personnes du troisième âge, les sages, nos mamans, les femmes, les jeunes, le personnel de la mairie, le mouvement Guédiawaye La Bokk, Yewwi Askan Wi section Guédiawaye et surtout la conférence des leaders de la dite coalition. Nous associons à nos remerciements à nos vaillants avocats qui n'ont ménagé aucun effort pour nous tirer des serres de ce régime cynique qui joue avec les libertés des citoyens. Mesdames et messieurs, alors que le vent de la démocratie est en train de souffler un peu partout à nos portes, chez nos voisins de l'Afrique de l'Ouest, le régime monarchique de Macky Sall continue de donner des coups mortels à nos libertés. En effet, je fus pris en otage avec mes collaborateurs et amis, voire sympathisants, par une police qui agit et réprime au mépris des droits les plus élémentaires des citoyens sous les ordres d'un préfet couché et partisan. Mais la préservation de notre dignité et la volonté de conserver à tout prix nos libertés ne se négocient point et ne sont en rien entamées ni émoussées, car nous préférons être embassiers pour le respect de nos droits que de vivre libres dans la gourtise. Mesdames et messieurs, chers collègues journalistes, chers concitoyens guédiawayois, comble de l'ignominie, ce régime reste sourd et aveugle quant aux crimes et dérives commis par des responsables de Benno Bokk Yakaar à des stations hautement stratégiques. Que dire de Seydina Fall Bougazelli, libre de tout mouvement, alors qu'il a été appréhendé pour une histoire de faux billets, la main dans le sac? Qu'en est-il de ces multiples rapports, des corps de contrôle de l'État sous le coude du président Macky Sall et qui ont toujours épinglé des cadres de ce régime qui vaquent encore à leur occupation, au nez et à la barre d'une justice bâillonnée et au bas? Aussi faut-il rappeler à l'attention des Sénégalais les scandales à profusion qui prouvent à merveille la malgouvernance chronique qui caractérise la gestion de nos ressources naturelles par un conglomérat de prédateurs qui sucent le sang du citoyen sous la bénédiction de Macky Sall, mais sous le gaz de Kotereche. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés, nous de Yewwi, à faire face à ce régime liberticide qui instrumentalise la justice pour briser les opposants en se servant de forces de défense, de sécurité, dont les méthodes sont dignes de celles de la Gestapo salazariste. L'intimidation ne passera pas. Sous ce rapport, nous continuerons à nous mobiliser pour le triomphe de la démocratie et le respect de la Constitution qui fait l'objet de violations flagrantes et récurrentes par le régime dont le dessein est de restreindre nos libertés afin d'imposer le troisième mandat, illégitime et illégal. Mais troisième mandat de Kofi Tere. Mais cette forfaiture ne saurait passer car le Sénégal n'est pas une monarchie ni un royaume.
Pour terminer, nous remercions une frange de la police. Je pèse bien mes mots. Je dis une frange, une partie de la police, qui se veut toujours républicaine. Nous remercions aussi l'administration pénitentiaire pour sa courtoisie et son professionnalisme. Un coucou aux détenus de la MAC de Sébikotane. Sous le gaz du côté Rekheng, le troisième mandat dañ ko fi tere. Vive le Yewwi Askan Wi, vive Guédiawaye la bokk, vive Guédiawaye et vive le Sénégal. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant maa ngi nuyu suñu mbokk yi nga xam ni ñi nag ñoom ñoo bokk fii ñu toog tey. ma nuyu tamit samay collègues ndax ñëpp xam nañ ne politique du métier ñii tiim ma foofu laa bokk. samay collègues journalistes maa ngi leen di nuyu itam samay collègues conseillers municipaux yi fi toog tey ville bu Guédiawaye nuyu itam samay collègues maires nuyu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog yëpp. fi may dooree nag mbir mi mooy sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi koy sant di ko gërëm bu wér julli ci yonentam bu tedd bii di alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne bokk ñoo ñoom diine itam di suñ mbokk chrétien yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu wér gis nañu kon taxawaay bi ñi nga xam ne nag ñoo ñu jàppale suturaal ñu génnee ñu ci complot bu bon bi nga xam ne Macky Sall ak njabootam loolu lañ ñu doon waajal ak di ñu ko yéeneel waaye yegg si woon ma yëkkatiwaat kàddu gërëm nag waa Guédiawaye ginnaaw waajur yi gërëm waa Guédiawaye gépp ci mobilisation bi nga xam ne def nañ ko keroog biñ ñu arrêté ba ñuy dugal ci biir kaso bi te bàyyiwuñu muy imaam yi muy mag ñi muy sage muy suñ yaay muy soxna yi muy jeunes yi ak personnel u mairie bi waa mouvement Guédiawaye laa bokk waa Yewwi Askan Wi Guédiawaye ak la conférence des leaders nga xam ne Khalifa Ababacar Sall moom moo ko jiite ñu sant ñëpp gërëm ñëpp te nag ngërëm loolu it ñu boole waale ci nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy avocat pôle boobu nga xam ne maître Bamba Cissé moo ko jiite ak maître Mouhamadou Moustapha Dieng ak maître Sidi Diagne ak maître Thioy ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ko jiite génnee ñu ci jahanama safara soo xam ne moom la ñu Macky Sall ak waa këram yéene woon te yàlla ji ne leen du ca dal lañ jàpp ne nag loolu lañ def di infraction ba tax ñu jàppoon ñu wax naa ko juge bi yàlla dogal na comme que ñun moom dañ doon ragale nekk ci biir génn ñu naan ñu bañ nekkee police dañ fa nekkoon di ñu yelewaat moo tax inspecteur ba ñu doon déglu bind na ñetti yoon ñu ngi may seetaan ma ne ko rectifier waxuma lii wax dindi lii laa wax ak lii bul tëb dara ci li ma wax parce que ñun dañoo seetlu saa yi bu gaa yi génnee rek ñu naan noo dégg naa fa la nekkoon di onk di baaluwuñu te bu ma génnee dinaa doxaat ba ma demee ca kaso ba ña ma fa fekk ma wax leen ko ba ñëwee tribunal démb taxaw ci kanamu juge bi ma ne ko yaa ngi nii procureur ngi nii bàyyi ngeen ma léegi dox naa léegi su may dem mairie ba di dox ma jugee tey sama kër dox ñëwaat fii su may ñëwaat suba mercredi damay doxaat ñu xool ba xam dox dañ koy tere ci mim réew mairie bii nag li ma wax juge bi laay wax Macky Sall yàlla dogal na li muy dogal ba pare mairie yi muy nangu bii du ci bokk bii dañ koo xeex 7 ans 7 ans la ñu daw ci mbeddu Guédiawaye suñu alal fekkewu ko suñu njaboot fekkewu ko ñu rey suñ bopp parce que y avait un intrus nit koo xam ne daf ñoo rax dëkku fi dëkkaanu fi borox ndollu ba jël suñu mairie bi toog fi 2014 le 1er mars 2015 ma ànd ak sama juróom-benni xarit suñ ñaari yaay suñ benn jigéen ak maak Omar Ndiaye ñu ne kii na fi jóge ñu daal di départ 7 ans de combat mairie bi caaxaan mayuñu ko nelaw mayuñu ko yelawaan mayuñu ko te kenn pare na wuñu ñoo ko xeex jot ko ci suñu coalition bii di Yewwi Askan Wi Macky Sall mairie yi muy mayee ba tax mu leen di woo di leen baab pour ñu ñëw transhumé bii bokk ci bii moom na ko leer ne moom bu dee moom la yaakaar a réeree day fande mairie Guédiawaye bii du mës a dugg ci mairie yi fax te ñun nag fi ñu bokk dañ ko xam Guédiawaye duñ fi bàyyi rakkam ji nekk ab milliardaire bàyyi fi ay ministre bàyyi fi ay directeur yow Ahmed yoroolu suukar ma de nekk simple journaliste ñu jël la nga rawee ko presque juróom-benn junni ci ay voix ñu lay woo naan la ay ñëwal nga jël lii ak lii te nga war waa Guédiawaye
loolu dee sax moo ñu ko gënal yow nga def lu ne lii lancement la mais yii di ñëw yeneen yi la ñuy wax yow baab bu ne nga baab ko affaire yi dëgër nga ne xaaral ma jéem ko xoxatal moom sax xam na ma sax Macky sax xam na ma mais ñeneen ñi ñoom ñoo ma xamul mais moom xam na ma parce que ñoo nekk woon PDS. démocratie nag dafa toll foo xamante ni nii ci Afrique soowu jant dëkk yi ñu wër dafa commencé di fa yëngu ñenn ñi ñoo ko forcer seen bopp jarul muy tudd seen tur ñenn ñi dañuy bàyyi mu ñëw naturellement. ci jamono jooju Macky Sall moom mi ngi jël ay liberté ne dee réew mi kenn du fi sëqat kenn du fi puus kenn du fi paas kenn du génn sax sa buntu kër dem doxi loolu bu ko waxee waxul lu am nit ñi dinañu doxi seen soxla dinañ doxal te du leen mënal dara ba dara booloo jeex bu loolu jàllee ñin nag jàppale ne ay otage la ñu woon ñin ak suñuy collaborateur ay otage yoo xam ne dañ leen a jël boole leen nag benn ci police su Sénégal waxuñ ne police su Sénégal bi yëpp a bon mais benn ci police su Sénégal boo xam ne tudd nañ turam démb ci kanamu tribunal bi te dinañu ko tuddaat bu dee dañ koy yónni nag na waajaat te tey waroon nañoo kar ba ma ñëwee ba marché bi moom commandant bi waroon naa génnaat kar ñu suñu karoon tey kon dina xam ne lépp dëgg la te buñ génnee fii nañu karaat mu xool ba xam dana demee comme ni mu demee woon. bu loolu jàllee ñu ñëw ci jëf ju ñaaw di nga xam ni moom la ñu nimiku ci nguuru Macky Sall ak ni mu yore suñu alal ji Macky Sall njabootam gi ñu bëree bëri def nañ fi ay tojaange yu raw fuuf di manifester dañ leen a bàyyi ñuy doxi seeni soxla kenn ci samay dëkkandoo laay tudd fii muy Seyna Fall Bougazelli loxo ci poos jàpp ko mu naan gendarme yi kaay leen ñu arrangé ko loolu rek corruption la mu daw gendarme yi di bayal ak moom tey suba ginnaaw suba parce que Macky Sall la àndal Sonko waroon nañoo fekk ci moom benn pièce su 100 francs rek faux billet benn kese mu xool ba xam tey fan lay fanaane muy naangi ay millions voire milliards ñu tëj la ci kaso bi yàggoo fa dara génn ñëw fii di lambar yi di dig Aline Sall maire bi naan ko su ma génnee ñëpp xam ne gaynde génn la ba biig ba démb génnul Aliou génnul kane moo koy génne ak ki war a génnuñ ba campagne bi jeex campagne a ngi nii di ñëw nañ ñëw te du ñoom nee nañ lan remontada ñàkk jom weesul nga yor nguur seex koo xam ni yorul lu suukar ma da nga naan ko remontada 1-1 2 maa leen ko wax tey député par force dañ leen dóoraat nañu mobiliser alalu askan wi yëpp ku leen jox jël leen li ma leen waxoon ci élection locale yi lekk leen ba suur naan leen ba màndi su bis ba jotee rek ngeen defaat lu rafet jël leen seen doom yi yeewoo ak yéen fal leen moo gën ngeen topp leen seen alal lañ yor bu ñu leen ko joxee lekk leen ba suur boo leen duggee ci mbañ gàcce gi rek karawaasewaat leen mais waxoon naa leen lu leer lu mel ni midi dañ leen di gagné fii conférence des leaders dañoo toog ñoom Sonko ñëpp toog ma ne leen lijjanti leen yeneen 45 départements yi Guédiawaye demee na côté maire par force dañuy gagné neex na xarit député yi na woon fa woon boo ñu làmbi feneen les corps de contrôle de l'État ñaata ay ARMP of nag gu jege gii rek barki dee mboo njaay kese wax fi ay doomu aadama ñëw leen ngeen def déclaration de patrimoine képp ku ñu dénk un budget de plus de 1 milliard wala égal à 1 milliard da nga war a dem defi déclaration de patrimoine dem leen ngeen ñëw wax nit ñi li ngeen yor lan la bàyyi sàcc gu metti gi ministre Macky Sall yi dëgër bopp taxaw def lu leen neex ne leen demuñu nii lañ fi indilee ay jafe-jafe Nafi Ngom Keïta ba dàqalu ko Seynabou Ndiaye Diakhaté moo ngi nii ñëw taxaw li muy doon magistrat yëpp du pousse du passe mënalu leen dara maay premier maire après l'élection bu njëkk a dem buubu samay keccax ak
samay bisaab ak la ma am a kës néew yóbbul leen ne leen lii laa am budget mairie Guédiawaye nee nañ 1,5 milliard la kon man bokk naa ci samay oto ngi nii ba ci say doom dañ la koy laaj la say soxna laaj la tout carte grise tout nga génnee teg carte bancaire compte tout nga ne acca enquête leen mais ñoom defuñu dara parce que Macky Sall lañ àndal tous les contrôles les corps de contrôle de l'État nitu Macky Sall yi ñu fi épinglé yépp non seulement du leen yóbbu sax police ñu entendre leen mais da leen defal promotion ñuy defalaat leen yokkal leen ministre woo saagakat ndey ñi nga xam ne ñoo ko daan jàpp di ko saaga di ko daggal di ko saaga di ko daggal di ko saaga ñooñu lay defal promo ñi nga xam ne ñoom ñoo reyoon seen bopp ci moom wax Ablaye Wade ne ko fii 3e mandat du fi am les mandats de trop dafa war a jeex ci diwaanu Afrique gars yi waxuñu woon Ablaye Wade 3e mandat du fi am parce que dañ ko contrôlé parce que ku wax dëgg te yàlla tax xam ne Ablaye Wade yaafus jëleewu ko fi Ablaye Wade ñàkk liggéey jëleewu ko fi fu mu fekk tali da koo yokk dongo mais fekk na Ablaye Wade gas tali ba pare fu mu fekk assainissement da koo gën a xóotal waaye fekk na Ablaye jaar na fa ba dem aéroport bii muy tiitaroo Ablaye ko fondement ba wàccee fa roppalaan mu koy tiitaroo te bi mu koy inauguré ñun ñëpp dem nañ poussière ba keroog rey ñu pareegul muy njëkkante jam ñaajo gi fekk na Ablaye jaar fa ba pare ñu ne ko suuf si baaxul mu forcé ñu stade gazon baa ngi ne di toj mu ne kenn du ko wax kenn du def soo àndeek moom yaay bañ bu ñu la contrôlé jàpp la mu ne la kaay nii toog sama wet président de la république buy dem jàkkaarloog télé naan sama cont bi am naa ay dossiers yu ma ci teg yow daal yaay xool yu la neex nga teg yi la neexul nga ne gars yi dugal leen ci biir kaso bi Macky Sall moom moo réew mi te mënoo muusa ka mu tër bi ba nit ñi ragal la wala dellu ginnaaw te yow Macky Sall yow yaa doon wax Ahmed Aïdara mii ne ko bul mës a ànd ak nguur soit toujours du côté du peuple tant que yaa nga fa li nga bëgg benn di nga ko am nit ñi dàqoo leen jàng ëppoo leen diplôme jiituwoo leen ci métier mi mais saa bu sondage génnee nga jël bi xamal ko waral parce que sibooru woo benn nguur kon du ma ñëw ba fii tey yow Macky ma lay sibooru ma wax ak sama nit ñi nga xam ne ñi jàppoon fii commissariat ak ñi nga xam ne lañu yóbbuwoon Rëbës ak président Déthié ak Mame Diarra Fam ñu masawu leen waa Guédiawaye ñi jot a jaar ci police bi ak ci prison bi ñu baalu leen ak parce que xëj na nattu bi si suñ loxo la ko yàlla ji jaarale mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ma wër ñu sant leen gërëm leen wax leen tamit ne leen lii moo indi mairie bi dem ngeen police demaat da ngeen demul woon kaso mais dem ngeen fi police sous Aliou Sall dem fi gendarmerie sous Aliou Sall ba tey ñëw ngeen dem tribunal ci affaire Auchan ba tey ñu ñëw ci Macky Sall mu dugal leen ci kaso bi kaso na kenn du ko yéene kenn waaye moom moo fi indi dóor fayu moom Macky Sall moo indi dóor fayu ba mu indee dóor fayu mooy ba mu toogee ne damay dekkalaat CREI bi ba mu toogee ne kër Ablaye Wade bi dama koy jaay ba mu toogee yoreel fukki weer ak benn Ablaye Wade salaire Wade loué France di defar këram nga Versailles di defar bi ci Sénégal mu ne ma Ahmed Macky Sall xamul man lan laay dundee mu téye sama salaire fukki weer ak benn lii yoon la ma ne ko déedéet nettali ma nag moom Ablaye Wade keroog bi waajuru jigéen wu Macky Sall di waaj a tàggoo te ñu génnee palais dem dugg biir principal nemmeeku ko ñibbi siwaat ndénkaanewu jëmu ju tedd jooju ci àjjana la mu waxoon ñoo Ablaye Wade ak Macky li mu doxal après kooku à suivre la tôt ou tard dinaa ko waxi jom ñu dem France jël Ablaye Wade émission ñibbi si Sénégal ñu ñuy supplier son ministre de l'intérieur d'alors Abdoulaye Daouda Diallo dimbali leen ñu teg pression lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii balaa adduna di tukki ngeen di saraxu nit ñi
toog tey yaakaar ne nguur gi day tax nit ñi gaayen tiit wala ragal. moo wax Antoine Diome ne ko candidat la monsieur le ministre candidat la député candidat la député man maay tête de liste Yewwi Guédiawaye Rama Sissoko mooy bu jigéen bi PDS ñun ñaar la Antoine Diome candidat la may candidat Yewwi ñett xamuñu mais ñaar xam nañ ñett xamuñu mais ñaar xam nañ tey lancement dong la li ma wax ci waajuru jigéenu njiitu réew mi Ablaye Wade ak moom ak ca hôpital principal naa ci dellu si Antoine Diome dama ne ko candidat laa mujj nañ ma koo def Guédiawaye candidat laa nag ñuy wax nag ñuy wax ne suñu démocratie bi ak suñu constitution bi ay nit ñoo ko doon xeex ba réforme 80 ko neex lépp ndax pétrole bii ñu tudd ne 2023 2024 premier puits teen yu njëkk yi dana génn mu ne doo ko fi bàyyi naan may leen ma yeggali fii ku dund téeméeri at ak juróom fukk bàyyi fi ay mébét fii ku fi toog ku ne am nga ay mébét saraka jaa ngi nii yëkkati woon fi ay taax maa ko inauguré maa fay dugg par force neex na xam mairie bu bees bee du fa dugg maa fay dugg maison de la femme maa fa nommé directrice SAT maa fa nommé ay directeur te moo fi nekkoon mënu ci tus ñuy xamal Macky Sall ne ko réew mi du ndoonom réew mi du monarchie du royaume boo xam ni da ngay wàcc sa doom yéeg wala nga wàcc jox say sët fii république la ñu ne sànni carte seul le peuple est souverain te Macky Sall war na cee xam dara fu may jeexalee nag mooy gërëm yenn ci police nationale ñenn ci police nationale laa wax yoo xam ne ay républicain lañ ñenn ci police nationale waxuma toute la police de ñenn ci police nationale ñu sant leen gërëm leen gis nañ seen taxawaay ci coow yi fi jot a am léeg-léeg sax ñu xaw leen a tuumaal na ñooñu dañoo xaw a yeewi nuyu tamit général Tine lu fi dal nit ci nguur gi rek parce que da ngaa jubal ñu ne la yow da ngaa war a far ci ñin par force yàlla sax ñëpp dañoo far ci moom am na ñoo xam ni gëmuñu ko sax duñu julit duñu chrétien nee nañ yàlla amul te yàllaa ngi nii bàyyi ñu ñuy dund suba ngoon gu dégg bëccëg ñu sant tamit l'administration pénitentiaire mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk kaso yi ci réew mi ñu sant leen gërëm leen ak détenu yi nga xam ni lañ jàppoon parce que ñëpp laaj nañ leen seen condition yi nga xam ne ñoom lañ nekkee woon ñu sant leen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon rëbës ña leen fa yoroon ñu sant leen gërëm leen man ak Déthié mi nekkoon Sébikotane ñu sant leen gërëm leen dëkk boo xam ne boo defee lu baax boo ne damay gërëm sa ñu ne la yii sawaay tam nga tudduma gars yi yaakaar ne gars yi ci yéen lañ far ndax tiit cette peur marron là moo fi war a jóge ñu sant leen gërëm leen bu baax nuyu madame la maire Khadija Maye Koor gërëm tamit Déthié Fall masawu ko masawu tamit Mame Diarra Fam masawu tamit Bara Dolly masawu tamit Guy Marius Sagna masawu tous les otages politiques de Macky Sall ñi nekk ci kaso bi yëpp parce que ànduñu bokkuñu gis-gis ak Macky Sall ñu ngi leen di masawu di leen gërëm di leen masawu lii nag du fi lu bees
Ablaye Wade keroog ba mu ne day dem créer parti papaam dane ko ndax ñëwee nga ñaar yii mu ne ko ban ak ban mu ne ko kaso ak dee kaso ak dee kaso ak dee xam nga kooku ute naa ki naan perte nguur gi dee moomu ko gënal dana dee de parce que Alaaji Ibou Sakho nee na nguuru yàlla rek moo dul jeex te nguuru yàlla li tax du jeex mooy amul élection yàlla bu sama amul élection bu amul élection dafay yàgg-yàgg gars yi jékki-jékki ne ko sawaay doo ñamal diw mais amul kookoy borom kun moom asamaan suuf sama waati wala arad mooy cappaacoli gi kooku amul élection kon nag moom mii tôt ou tard dana dem te moom sax fukki weer ak juróom-benn dong ñoo ko fi dese parce que moom 2024 moom du bokk léegi nag ki ñuy waajal ñoom seen biir 2024 moom la amagul dégg nga opposition bi bu ñu radical woon sax xëy na mu xool koo xamante ni nii moos day tuut fii capp fee bu ko defee mooy loolu mu wax ak moom bu ko defee xëy na mu jéem ko koo buux mais APR ci boppam ñoom ñoo amul ku ko wut te ñemeewul dem tiit na def fi yoo xamante ni nii maara day taali yaakaar na ni ku fi toog di nga ko rey réew mi nag amul ay reykatu nit konoon ba tey bu ñu duggee fii ci biir mairie bi fii 98% yëpp ay waa APR lañ fii 148 yëpp fii li ñu leen sant daal mooy fee ca buntu ba na fa yére yëpp di yem yére yeewi yeeg yére bennoo ca buntu ba boo duggee liggéey pare dem ku fi dugg naan da nga fiy jéem a politique far fi ci beneen feneen boo bokkee yeewi sax dinaa la wan ne la gis nga fii la woon ni na ñi fi nekk te duñ liggéey si dàq leen dagg naa fi 8 salaire xaw ma demuñ conférence de presse de dañ na pat 3 ans teguñ seen tànk fii ci mairie bi dàq naa leen mais kenn demul ci presse di kaas ku fi dem ci presse di kaas ñu yóbbu le tribunal nga remboursé léegi xaalisu nit ñi dañoo war a fay sàcc lañ mais dañ na pat ak moom boo léegi lu seen naqar ni mu buñ fi dof loo léegi ma jëli leen ñu santaat nag presse bi gërëm leen ci taxaw bi nga xam ne taxawu nañu ko parce que critique bi léeg-léeg day saf ci presse bi fii lañ far fee lañ far chaque jour ñu dégg ko mais on gère yooyu yi ñoo ànd man temps Ablaye Wade ñoom Macky Sall ñii ñoo ma doon wax ñoo ma doon tagg di ma bambaane ma doon star waa kër Ablaye Wade di naan xool leen ko ay politiciens encagoulés tey waa kër Ablaye Wade yooyu ñoo ma def star ñii ñoo ma yóbbu police tëj ma kaso métier bi moo ni demee ku nekk defar rek yow li la sa conscience jox boo tëddee nelaw amul ay tiit amul ay yox-yox yi te nag ma wax leen benn affaire man sa duma leen jàngal seen métier xam nga li ma la li ma leen di def daal mooy ñaanal leen yàlla musal leen ci faxasalu làmmiñ yàlla musal leen tamit ci faxasalu xalima yàlla musal leen jàppale leen gërëm tam imaam yi nga xam ne ñoo fi ne yëpp ak jeunesse beeg ñëpp gërëm nañ ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam. Merci beaucoup la presse.